yi Alaaji Mansour procès bi yàgg nañu ko amal c'est la suite encore une fois ci li nga xam ne moom mooy jëm ci dossier judiciaire Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko. bon man bu fekkee ci côté justice bi bon man damay bàyyi yoon mu def liggéeyam comme avocat Ousmane Sonko demandé waat nañu ñu xoolaat dossier bi demandé waat nañu ñu dàq ko pour ñu gën a indi ay leeral. xam nga tey évolution bi mu def dossier bi mooy Mame Mbaye Niang li mu bëggoon muy Ousmane Sonko doon candidat am na ko mais la mu jëkkoon a bañ bu jëkk muy àtte bu jëkk bi ñu ni woon Ousmane Sonko daf koy fay 200 millions mu génn publiquement ni damay jël kër gi jaay ko def ko ci daara yi booba sax am na ñu waxoon ni ko ñun bëgguñu xaalis boobu loolu li ci la toppaat di ngaf-ngafi pour ñu jël kër Ousmane Sonko jaay ko bu Ousmane Sonko jël na kër gi def ko ci turu doomam wala turu Al Amine Senghor moom la neex parce que moo ko moom mais nee na loolu moo dul yoon parce que dafa profité bañ mu jël këram mais kan moo wax Mame Mbaye Niang ne ko Ousmane Sonko benn këram bi nekk Mermoz xaw ma cité kër góor gi bu fekkee si toutefois ñu ne la justice daan na Ousmane Sonko pour mu fay Mame Mbaye Niang 100 millions ou 200 millions ou même 1 milliard pourquoi Mame Mbaye Niang moom jàpp rek ni benn këru Ousmane Sonko boobu rek la mën a am pour fay ko c'est-à-dire tappale yi ne ci dossier bi moo bëri Mame Mbaye Niang dañ ko waxul boppam tappale yi moo bëri yow justice daan na la nga war a fay mais pourquoi impérativement yow benn kër boobu nga war a am ci ay biens pour jaay ko fay ko amul faneen tool amul faneen terrain amul faneen beneen revenu ou beneen possibilité et même pourquoi pas lépp à la banque mais l'essentiel kay mooy yow dañu ne kii daf lay indemniser la mu lay jox comme ndàmpaay mais toogal xaar ko date bi bu jotee fayu la nga dem contacter huissier de justice bi nga xam moo am sañ-sañu topp ko ba ñuy def sax saisine am na yoon bu muy jaar parce que même huissier bi amul droit ñëw def saisine bi am na keneen commissaire priseur boo xamante ni ci ay normes ak ay procédures yuy dem contacter wala sécurité pour gendarmerie mën la accompagner pour nga dem jëli bien boobu yow eggagoo ci procédure yooyu yëpp nga ne daal yow kër Ousmane Sonko dina génn këram yow c'est-à-dire foofu la tappale yi nekk tappale yii foofu la nekk beneen bi ci des mooy fi ma débuté ni xëy na sax du ma ci laal ci affaire justice à 100% mais mënu woon a ñàkk ñu def ci précision boobu que Mame Mbaye Niang ci ay caaxaan dong la nekk beneen bi ci des mooy dañu wax ni Prodac am na ay détournement waaye léegi waa Prodac yi ne ci kaso bi nag yi doon saytu gestion au Prodac am na ñu ne ci kaso bi Pape Malick Ndour mii tey ci lu ñu koy toppee ñoom Mamina xawma dafe la xawma lu ñu leen di toppee du affaire Prodac kan moo nekkoon yuqu Prodac li Ousmane Sonko wax bu nekk Sonko waxoon bu nekkul woon dëgg tey dina am waa Prodac yi nekk ci kaso bi ci gestion ci jamonoy Mame Mbaye Niang dafa yabaate ma ni xaalisu Prodac dañu ko njuuj njaajee bu bari ci yu leerul Ousmane Sonko dénoncé ko publiquement ci benn meeting te boobu mënoo wax Prodac te tuddoo Mame Mbaye Niang nañu waxante dëgg xam na ni fa mu nekkoon dong ci positionnement ci wetu Macky Sall moo ko permettre mu jël dossier bi yóbbu ko ci yoon ndax nit ñi wax nañu lu gën a graaw loolu moom pratiquement moom nangu na parce que nangu na ay dysfonctionnement ci investissement yi ak ay projets yu ñu entamé te noppiwul waaw yow dama lay fay nga tabaxal ma taabal bii million moo koy tabax mais million bi génn na ba ñu jox menuisier bi dafa taabal bi mais taabal noppiwul ay bant yu weex dong lañ fa gis amul verre amul fil amul dara mais bu ma taxawee dénoncé ne taabal ji ñu waxoon ak ji noppiwul man mi ñu dénkoon defar taabal ji ma ne ay la yoon taabal ji noppiwul mais dinaa wax li des ci million bi kon fan la nekk dañu waxante dëgg dag yi ñu waxoon ni moom la ñuy tabax mais noppiwul te loolu dinaa ci def sax benn entre guillemets bu ndaw defaa la ci ak fàttali ci gouvernement bu bees bii fi nekk nii am na ay kak yu ñu commencé xam nga kak mooy comme genre dak Mabouba Diagne commencé woon na ko ñu waroon a commencé fonctionnel ci mois de septembre bii ñu dëgmal très bientôt dañu wax Sénégalais yi fu ñu toll ci loolu noonu boobu dañ ci def mise au point bàyyi ko noonu di leen bàyyi xel nag dellu si ci Mame Mbaye Niang gis nga Al Amine avocat yi Ousmane Sonko am nañu droit défendre seen avocat Mame Mbaye Niang ay avocat am nañu droit ni dañoo yàq deru seen client loolu waxu avocat la waxu yoon la
mais beneen bi ci des gis nga li lay wan ni texte yi nga xam ni moom la ñu bindee suñu atteyukaay yi texte yi xaw na doy waar trop xaw ma man nu ñu ko bindee waaye boo amee xel ak seetlu di nga ci posé waat ay question Al Amine Senghor jël na lu mu moomu lu ñëpp bokk dara fekk ko ci ma taxaw ni Al Amine Senghor jël na lu mu moomul dara dafa cee war a fekk Al Amine ne lu tax man ni jël na lu mu moomul ñu ne ma indil ay preuve yow muy wax mais awma ay preuve mais su ma indiwul preuve nañu dem ca fañu ni fa la Al Amine jële justice na def propre enquête am budul lu ñuy laaj Mame Mbaye Niang budul lu ñuy laaj Ousmane Sonko mais ñu def propre enquête ci Prodac ci boppam bi justice defee enquête ci Prodac xam na ni am na ay mauvaise gestion xam na ni am na ay jalgati justice moomu moo jël ñenn ay boromi kër ay père de famille yu ñu dénkoon alalu askan wi ni leen da ngeen ko jalgati dugal leen kaso kon justice moomu dugal ñooñu kaso xam na ni kon ci li tax mu dugal leen kaso foofa ak jalgati am na fa kon léegi kay aajitul laaj ba xam Ousmane Sonko la mu wax dëgg la wala du dëgg parce que téeméeri dëgg la parce que ay jalgati am na Prodac Mame Mbaye Niang nag bu fekkee kenn du ko tudd dañu koy tudd waxoon naa ko ba muy soog a kalaame mënu ko daa bëgg a siiw doom effectivement waa léegi nañoo topp dossier bu fekkente wóor na ni moom laalul jalgatiwul amu ci part de responsabilité bu mu def xeexu cooki wala xeexu ragal na ñëw fii Sénégal porter dossier am jàkkaarloog waa Sénégal défendre boppam dëggantaan def ay rencontre def ay débat public mais boo toogee ba mu neex la ñu jël la benn émission boo xam ne sa téléphone ngay taal ñu jël la nga toog wax lu la neex ma bëggoon a nekk Sri Lanka ba kanamu kenn soof ma fii ba ma toog di wax ay sikkëb kàcc yépp lay dajale Mame Mbaye Niang moomul Sénégal Prodac ñëpp xam nañ ni am na lu fa suux parce que li ñu war a defaruñ ko ana israélien bi gagné woon marché bi dossier bi ñu lawtee ko wax jalgati ci am mu tas ci média yi ñu wax ko fu nekk am ñu ci tëdd kaso waaw ñu tëdd kaso Mame Mbaye Niang moo leen gën moom moo leen gën lu ma leen ëpp Sénégal ban sañ-sañ la ëpp Sénégal ba moom bu ñu fi nekkee ci loxoom nañ ko tudd ma ni dossier bi coow li mooy ngàbbin wu baaxul amoon na Prodac nañu assumer seeni responsabilité te bàyyi caaxaan yi wala mu ñëw Sénégal fi défendre dossier ñun waxuñu digganteem ak Ousmane Sonko mais suñu xaalis bu ñuy caaxaane la ñu ni nan leer te nañ ko delloosi ba ne bi ci des mën nañ ko dàmp te duñ jaay ko Ousmane Sonko pourquoi que Ousmane Sonko nekk cible la mel ni ko xiif kër na bàyyi kër jàmbur waaye dafa am ay doom. beneen yéen kay ak beneen ci wàllum xibaar léegi tey jii la ji Mansour Fatou Abdou mel ni kon taqale ko bi am diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye dafa mel ni luy xaw a daal di tiital tuuti société civile bi ba tax ñoom ñuy dànkaafu ci yéenekaay bi di Le Quotidien nee na ñu ngay woote ndax la ñuy dànkaafu mooy crise institutionnelle am ci biir réew bu Sénégal est-ce que mën nañ fa yegg. waaw mais Sénégal amul crise dafa am ñoo xamante ne bu réew dalee lépp di dox lépp di jaar yoon. bugguñu ñoom il faut que ñuy jéem a wax crise bu ko defee buñ paree xam nga ci lu ñuy wax faaw ñu dialoguer faaw ñu waxtaan diw li mu wax waru ko wax diw li mu wax même scénario moom ngay gis chaque jour et chaque période ak un homme politique bu taxaw am dëgër lay Sénégal même gars yi ñooy def même méthode yi chaque jour contre une personne benn bi c'était contre Idriss Seck dinañ ci ñëwaat contre Macky Sall dinañ ci ñëwaat contre Khalifa Sall dinañ ci ñëwaat aujourd'hui qui incarne l'opposition ou opposition de toute façon tey moo taxaw tey contre lui demain ça peut être contre vous Al Amine su fekkee am ngay ambition et que ngay doxalee loo xam ne ñenn ñi d'accord ñu ci il n'y a pas de crise au Sénégal dans la constitution du Sénégal binduñu benn yoon Mansour ne l'Assemblée nationale dafa war a nekk Assemblée nationale ou président de la République loolu amul ci constitution bu Sénégal amu ci kenn defu ko ci une majorité certes sert à quelque chose mais dans la constitution dafa am lu ñu wax muy la séparation des pouvoirs est-ce que dans ce pays le pouvoir législatif marche ou pas Mansour Assemblée nationale mi ngi doxal organiser nañu barki dem élection bureau
tabb nañu réintégré nañu. réintégration benn nga ciy dégg coow muy Ousmane Sonko la réintégration de Momar Talla Ndao déggoo ci coow la réintégration de Amadou Ba dégguloo ci coow léegi c'est quoi le problème est-ce que dans ce pays le pouvoir exécutif mi ngi dox waaw wala déet mais le pouvoir exécutif marche Mansour. le président de la République mi ngi def ay décret mi ngi nommé mi ngi également tekki ay ndombal tànk ñenn ñi le président de la République voyage le président de la République reçoit. la diplomatie marche il y a des passations de service ñu ngi joxante lenge yi pouvoir exécutif ci réew mi ngi dox wala doxul mi ngi dox. le pouvoir judiciaire mi ngi dox ñun